xibaar yi ci RFM. Ndaw Mor ma nga ca commune bu Taïba Ndiaye ga ca département bu Tivaouane ga ca Kees benn waxtu du une heure jot na fa waxtu woowu moo jot ci rajo Futur Média xibaaru digg ba ca gi salaamaaleykum. Mamadou Mohamed Ndiaye. la ca gën a fës wàllu wér-gu-yaram ak leeral yi war a bàyyeeko ci stratégie vaccination anti coronavirus gi nga xamante ne ji tey jii la ñu ko war a jébbal njiitu réew mi Macky Sall ci ndajem conseil des ministres ci yooyu la jamono ci xibaaru digg bëccëg gi des na leen gën a xamale ak vaccin bi fekk baax réewum Chine bawoo ko ci Sinopharm moo di lan dinañ ci indi ay leeral. couvre-feu bi def na tey jii juróom-ñaari fan bi ñu ko tàmbalee fii ci Ndakaaru ak ci diwaanu Kees dinañu déglu lenn ci askanu Ndakaaru ak gis-gis bi nga xam ne amee nañ ko ci wàllu couvre-feu bi mu di wàllu pertinence bekk solo si mu andi ci xeex coronavirus gi ci seen gis-gis ci jamono jooju seetlu nañu ne couvre-feu boobee bari na lu mu dinay gàllankoor ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mu di ci wàllu njàng mi di ci dundin wa foofee mbirum ñeen fukki doomi aadama ak ñett yi ñu tegoon loxo jàppoon leen ci Almadi ñu organisé woon fa ab piscine party démb ñu defeere leen parquet am kenn ci ñoom ku feeñal woppi coronavirus gi tax ñu roñaat leen yóbbu leen isolement tribunal ba fa yëf yi amee seetlu nañ ne tey jii xëy nañu ko désinfecté ngir di moytu lu lawal woppi coronavirus gi Maam Hiba Thiam di xale bu jigéen bi faatoon moom it ci Almadi ci jamono ju ñu doon amale couvre-feu gu njëkkoon gi yëf ya teere ji woon ca loxo yoon tey jii xëy na kon diyaate moomi li mbir mbokk yi loolu mooy taxañu xabaar yi bu ñu ko tàqarñee ba noppi daañu dalal Georges Déthié Diop ci xibaar yi biti réew yi Cheikh Ahmed Tidiane Diagne moo koy feelu ci xibaaru tàggat yaram yi buñ ca noppee dinaa leen jukkil as lëf ci yëglekaay yi xëy di génn bés bu nekk ñu jeexale xibaaru digg bëccëg gi ak gis-gis tey ji la ñu cay waxtaane mi ngi jëm ci lii di wàllu koom-koom ak ñaareelu vague coronavirus beeg lim ci jur ne ay gàllankoor yan matuwaay la ñu ci war a jël ak nees ko war a doxalee seen xalaat ci gis-gis ci njeextal xabaar yi ci rajo Futur Média Abdoulaye Diop moo nekk ci machine bi. Mamadou Mohamed Ndiaye. ci kàddu gi mbokki nuyu leen rafetlu ànd bi ak rajo Futur Média ni ñu ko junjëwoon ci bopp bi la ñu duggee ak yéen ci yàkkali gi doore xibaaru digg bëccëg geek woppi coronavirus gi ak ni mu tëddee bilan tey bekk nii nga xamante ne noonu la ñu ko am moo di juróom-ñeenti nit yu faatu yu yees dooleeku ci limu ñu faatu woon ci mbas mi nemmeeku nañ ci bilan tey bi lu toll ci téeméer ak fukk ak juróom-ñeenti doomi aadama yu ne woon ci loxoy docteur yi di faju wér ba génn ka garaaw yi seenub lim yokk toll na ci fanweer ak juróom-ñett loolee kon mooy li nga xamante ne ji nemmeeku nañ ko ci jamono jooje nag ñuy waxi lii di wàllu coronavirus gi ak ñàkk yuñ ci mën a yu ñu ci yaakaar ngir mu indi ci saafara ñàkkub chinois bi nga xamante ne ji ñoo ngi koy tudd ci réew mi mu bàyyeekoo ci Sinopharm moo di lan dañ ciy ànd ak Aminata Dieng mu gën ñu koo leeralal. ñàkk bi jóge Chine am na jeexital si doyo juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent si téeméer boo jël boo méngalee ñàkk bi ak yeneen xeetu ñàkk yi am si coronavirus bi. même bu fekkee ne ci xeetu defaru njëkk yi lañ ko defaree njàng biñ ci def wane na ni ñàkk bi wóor na nit ñi mën nañ ko jëfandikoo te du am benn jafe-jafe teg ci mën na defar doom yi xeex doomi jàngoro bi di coronavirus. suñu sukkandikoo ci ñu def njàng mi lu ñu wax ñàkk Sinopharm biile méngalee nañ ko ak yeneen ñàkk yi am ci àdduna bi te gis nañ ni ñoo niroo ni ñuy def ci yaramu nit ñi waaye nag ñoom nee nañ ñu tey ci méngale mi ñuy méngale xeetu ñàkk coronavirus yi am ci àdduna bi ndax ni ñu defaree ñàkk yooyu la wute na loolu. ñàkk bii chinois yi defar mën nañ ko yóbbu ci yeneen réew ci àdduna ci ni mu gën a yombee ndax soxlawul ñu koy denc fu sedd loolu wuteeg yeneen ñàkk yi. ñàkk bi Sinopharm defar soxla na ñu pikiiroo ko lu bari pour mën a aar doomu aadama yi. loolu waral dinañ soxla lu tolloog 3 pikiiru. laboratoire bi nekk di defar ñaareelu ñàkk nee na dina mën a defar lu toll ci 1 milliard ci ñàkk biile ci at mi. ñàkk biotech bi nekk ci Pékin réew yu bari ci àdduna nga nangu nañ ko jëfandikoo teg ci sax fële ca réewum Chine lu tolloog 1 million nit ñàkk nañ leen ci. ka coronavirus yeeg ni muy lawee ci réewum Sénégal loolee tax na fële ca diwaanu Kees kilifa yi rawatina ñi nekk ci wàllu njàng mi ñoom teel a jël seeni matuwaay campagne de sensibilisation la ñuy amal ngir fexe daal ba jàngoro ju du lawee ci l'école yi Cheikh Anta Diop.
Portons nos masques pour couvrir la bouche et le nez. Restons à la maison de 21h jusqu'à 6h. fexe ba xamal ndongo yi jàngoro ji di coronavirus ni muy duggee ci nit. mandarga yi loolu lépp it tàggal nañu ci ndongo yi nga xamante ni ñu ngi ci l'école yi nekk fii ci diwaanu Thiès loolee tax nag inspecteur d'académie bu Thiès di Pape Baba Diassé àndoon ceeg IEF bu Thiès ville médecin chef bu district doon wër ci l'école yi nemmeeku lii ñu sas ndongo yi fan lañ ci toll Pape Baba Diassé di inspecteur d'académie bu Thiès. fii école Route de Mbour école bu rafet ñu ñëw fi tey pour assister ci leçon de vie pour waxtaan ak ñoom ci lan mooy coronavirus lan mooy mandargaal ni nit ki am na ko wala déet surtout wax naka la ñuy def ba moytu mbas mi ci ouverture yi jotoon nañ jumtukaay yu bëri lavoir raxasukaay masque jotoon nañ ci lu bëree bëri ba jox ko école yi gis nga ministère éducation nationale ci programme am boobu ñun fii ci Thiès am nañ ci yàq lu ëpp juróomi junni masque. Moustapha Faye mi nga xamante ne moom mooy médecin chef district bu Thiès ne nag lii lu baax la dina tax ndongo yi xam feebar bi waaye nag li ko gën a ëlëm jamono yi fii ci diwaanu Thiès mbas mi dafay gën a yokku. ñoom bu ñu xamee lan la ñu war a def pour moytu jàngoro ji loolu dina tax wàllante bi wàññeeku bu baax a baax seetlu nañ ne novembre ba léegi nag yaa ngi gën a yokk au niveau de Thiès. Pape Baba Diassé bi nga xamante ne moom mooy inspecteur d'académie bu Thiès xamal na ne nag ba mbas mi dooree ba léegi benn élève bu am jàngoro ji moom la ñu nemmeeku ci benn l'école boobee ba léegi nemmeekuñ beneen cas. RFM Thiès Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop administration pénitentiaire moom it jël ay matuwaay ay mesures loolee ginnaaw bi nga xamante ne ji tribunalum Dakar dégg nañu fa démb cas coronavirus mu tukkee ci ñi nga xamante ne ñoom la ñu yóbboon ca CAF ba tegoon leen loxo ci piscine party bu ñu organisé woon fële ca Almadi loolee tax administration pénitentiaire jël ay matuwaayam matuwaay yan la des ci déglu kàddu yi leeral yu bàyyeekoo ci Mariem Ba mooy chef service communication bu direction administration pénitentiaire. dafa am ñaari nit yu nga xamante ne ni ci ñi ñu arrêté woon ci affaire piscine party boobu ñoo xam ne dañ leen testé positive yàlla def na nag kenn ci ñoom placé guñ ko sous mandat de dépôt ay mesures moom ay matuwaay jël nañ ko procureur de la république rendre na compte autorité administrative yi ak ministère de la santé ñi nga xam ne nag ñoom la ñu jàppe woon ci affaire piscine party bi ak ñeneen ñi nekkoon ci CAF bi dañ leen a testé ñu nekk au nombre de 82 ak personnel pénitentiaire bi nekkoon sur place léegi nag bi ñu leen testé ba noppi ñetti cas lañ ci am de contamination mais du ci côté personnel bi donc ci côté ñi ñu arrêté woon la léegi nag def leen sous quarantaine mettre nañ leen en quarantaine du moins li ci gën a am solo itam mooy kenn ci ñoom en tout cas demagul ci benn kaso CAF bi actuellement désinfecté nañ ko selon le protocole ba pare def nañ fa aussi un dispositif de surveillance et de veille parce que booy xool mesure barrières yi yàgg nañ ko respecté maanaam affaire thermoflash distanciation bi ak raxasu bi ak yooyu en tout cas mesure barrières yi nga xamante ne daal moom la ñu édicté pour ñu mën ko respecter loolu moom déjà nekkoon na fa donc matuwaay yi ci war yëpp def nañ ko au niveau de la cave liggéey bi di continuer bi ñu testé 82 personnes yooyu dañ ci boole aussi le personnel de la cave mais yàlla def na ci côté personnel bi moom amul kenn ku ci positif. Mariam Ba bu direction administration pénitentiaire def na juróom-ñaari fan ci àllarbay tey ji bi ñu tàmbalee couvre-feu ci diwaanu Ndakaaru ak ca Kees fii ci Ndakaaru ñu bari ci askan wi joxe seen xalaat ci couvre-feu beek ni ñu ko indee ngir di moytu lu lawal coronavirus gi li ñu bëgg it moo di kilifa yi réew mi di fexe daal ba suqaliwaat kawam gi ndax ni mu nërmeelu ci mim réew jéggi na dayu reportage mu Kalsum li ñi di liggéey guddi jaay 21h bi ñu mën a écouler seen marchandise. tey def na une semaine ginnaaw ba ñu teree waa Ndakaaru ñu génn seen ay kër bu juróom-ñeenti waxtu jotee ci ngoon li ko waral nag di couvre-feu beeg état d'urgence bi mu nekk ay mesures yoo xam ne njiiti dañ koo jël ngir daqal wàllante jàngoro ji di coronavirus Papa Diatta moom toll ci ñeent fukki at sol chemise bu bleu teg ci ab jean bu bleu délavé waa jii ne moom dafa bëgg ñu dakkal li nga xam ne moo di couvre-feu bi. pour man yooyu ñoo nekk waroon nekk priorité ci loolu nga waroon insister foofu nga waroon mettre le point pour mu jàll mais pas ci couvre-feu à 21h te soo demee bay door couvre-feu tamit nga xool 21h dafa teel nga bàyyi xel ci ñoo xamante ni guddi lañuy liggéey. Seynabou Sagna di ab soxna su xees lool yëngu lool moom mi ngi yore ab restaurant am fii ci Yoff muy wax ni couvre-feu bi laal na ko bu baax a baax ci ay activité am. temps bi dafa gàtt nit ñi dañuy wàcc pour ñu ñëw jënd reer sax duñu ko mën bu ñu ñëwee noonu lañuy continuer dem tëddi ñun dañuy obligé suñu reer yi day des dañ koy dugalaat ba le lendemain te xam nga ni le lendemain munoo ko jaay ñun daal ñuy ñaan daal bu ñu sañoon daal mu yokkoon tuuti heure bi ñu mën a jaay maa ngi fagaru daal maa ngi teg sama gel maa ngi sol masque waaw. Bokar Ndiaye nekk benn homme d'affaires xaw a njool tuuti moom mi ngi insister ci jafe-jafe yi muy am ngir mën a ñibbi këram ci yenn heures yi. à 19h amuñu oto ba pare
li nga xamante ni mooy Dakar Dem Dikk waroon nañ leen permettre avec leur carte professionnelle ñu liggéey ba minuit génn fees dell si dëkk bi yóbbu nit ñi embouteillage boo xam ne kenn xamul lu mu doon nit ñi sonn balaa nit ñi egg seen kër day metti vraiment doy na waar pousse heure bi ba 1h du matin amul benn njëriñ. kan wi faree fii ci Ndakaaru nag ñu ngi def benn bilan ginnaaw une semaine couvre-feu bi ba tax na ñu ngi woo ñi nga xam ne ñoo di njiit yi ñu xoolaat stratégie riposte bi ñu jël ngir mën a moytu indi jafe-jafe yenn secteurs yi nga xam ne guddi gi la ñuy yëngu. ñeneen ñu couvre-feu boobee indi li jafe-jafe ci Ndakaaru moo di ñetti université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru faculté ya fa nekk yu ca bari nee nañu léegi njàng mi 4 heures ci ngoon ca lay dakk gis nañu it ay coppite yooyu indi nañu ko ci waxtu yi restaurant bi daan faral di bi reportage foofee ci université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Pape Mbaye Diaw. université Cheikh Anta Diop autorité yi ñoom daal di nañuy amal ay coppite ci heure yi nga xamante ni ci la étudiants yi doon jàngee li ko waral nag mooy couvre-feu bi nga xamante ni day door bu 21h jotee moo tax ba étudiants yi fi mu ne nii cours yi 16h lan koy arrêté. Steven Dame Sène nekk président amical faculté des lettres et sciences humaines mi ngi koy dëggal. depuis bi le président de la République jëlaatee décision ñu defaat couvre-feu au niveau de Dakar et de loolu moo taxaw ci donc ñun ñu jël suñu responsabilité waxtaan ci ak autorité yi ba ñu revoir le calendrier universitaire au niveau du campus pédagogique donc les cours yi nga xam ne naturellement dañ daan dem bay 20h maintenant on termine les cours vers 16h. yeneen coppite yi indi nañ ko ci li nga xamante ni moo jëm ci wàllu restauration bi bu ñu sukkandikoo ci Modou Diaw nekk étudiant en master 2. couvre-feu bi ñu ko décrété ay coppite yu am ci heure bi nga xam ne moom la étudiants yi doon ñëw resto. avant couvre-feu bi resto 19h la doon tijji di tëj 21h te comme que léegi circulation bi dañ koo tere au-delà de 21h léegi dañoo rabaissé heure bi léegi heure ubbi resto bi 18h30 la heure tëj bi nekk 19h léegi ñi nga xam ne dëkkuñu ci biir université bi dinañ am 30 minutes au moins pour ñëw mën a lekk daal di ñibbi waat te duñu am benn problème. couvre-feu bi nag bi nga xamante ni dafa war a doon 21h tax na ba ay coppite ñu indi ko ci fële ca université ci wàllum njàng mi ak ci restaurant yi waaye étudiants yi ñoom ñi nga xamle ne malgré coppite yooyu ñoom dañuy am ay jafe-jafe transport ngir mën a ñibbi balaa couvre-feu bi tàmbali. Pape Mbaye Diaw ngeen di ànd ak rajo Futur Média di fi dégloo xibaaru digg bëccëg gi 13h13. pour man RFM mooy rajo bi gën a jege askan wi. RFM rajo bi jaamu seen soxla. fii ci Ndakaaru quartier yu bari jaaykati soow ya fa nekk ñoom it couvre-feu boobee jural na leen ay jafe-jafe am na it lu bari loolu mi ngi koy yàq ci seenub liggéey nee nañu la ñu daan jaay bëccëg jaayatuñ ko boole ci kit sax geste barrière yi nga xam ne santaane nañu ko ngir moytu lu lawal coronavirus bi bokk na ci li tax ñu bari ci askan wi wan leen ginnaaw reportage Sékou Diallo. lu des ci 21h baritul clients yi nag rang bu gudd lañ daal di def ci kanamu ñi nga xamante ni ñooy jaay soow li ko waral mooy couvre-feu bi la ñuy ragal mu fekk leen ci biti ci loolu nag lañ ci nemmeeku mooy ñu bëri ci ñoom respecté wuñ li di geste barrière yi. Habib Mbaye jaaykatu soow la di xamle ne def na kéemtalaay kattanam ngir sensibiliser clientam yi waaye loolu taxul ba ñëpp respecté lii di geste barrière yi. ñu dul sol masque da ngay wax ak ñoom mais tamit nit ñi comme am na ñoo xam ne ni mënoo ci dara am na ñoo xam ne boo leen waxee ñoom dinañ comprendre suba dinañ indi masque mais am na ñoo xam ne boo leen waxee tamit dañu naan la saa yi nangam xam nga tamit doo ko mën a forcer waaw da ngay def sa devoir rek mais sériwante bi moom mën nañ leen wax ne ku bëgg da ngay def distance soo ko def diñ la jaay. moom nag lim doon am ci bés bu nekk dafa wàññeeku bu baax a baax waaye loolu taxul ba mu ñàkk rafetlu décision bi nga xamante ni njiitu réew mi daal dina ko jël. pour bi su ñëwee moom affaire bi dina xaw a wàññeeku ndax clients yi guddi la ñuy jënd soow te léegi 21h ngay tëj mais diggante 20h ba 21h moom dineen ñëw profito dina am ñu ñëw profito di nga jaay daal mais li nga daan jaay doo ko jaay dëgg la liggéey bi moom am na lum ñu gàllankoor mais tamit dogalab yàlla dañu nangu rek. suñ sukkandiku si jaaykatu soow moomu nag heure bi nga xamante ni moom lañ jàpp couvre-feu bi dañ ko war a yëgal ba 22h loolu nag da koy jàppale rek mu mën a satisfaire clientam yi. wax lu soxal mbirum étudiant ci wàllu médecine mu di Sadio Ousmane Diédhiou ginnaaw bi ko woppi aplasie médullaire dale ay mbokkam ak i xaritam ak i jege ñaalem doon lijjanti lu ñu ko faje ñu dégg démb njiitu réew Macky Sall taxawaay bu mu ci am jëm ci ne dana ko faj koppare ca war a dem toll ci téeméeri million ak ñaar fukk loolee nag comité bi nga xam ne moo jugoon di ko dajaleel ay koppar ngir mu mën a dem faju ju tugal ñoo ngi rafetlu bu baax a baax dogal boobee nga xam ne njiitu réew Macky Sall jël na ko ca comité bi yamuñu ci ndax nee nañu it ci fan yii di ñëw daañu daje ngir koppar yi ñu jotoon dajale ñu wax ana nan lañ koy doxalee docteur Amadou Sow bokk ci comité boobee ñu déglu ko ci kàddu yu leeral yi nga xam ne dénk na ko Barthélémy Mbissane Ngom. ñu ngi
gërëm président ci geste bi nga xam ne def na ko jël en charge totalement suñ camarade bi nga xam ne mooy SOD même si bu fekkee ne aussi doon jàpp nañ ne xaw na yéex parce que depuis plus de 6 mois nit ñaa ngi ci dugg ak a génn mais mieux vaut tard que jamais def na ko alhamdulilah ñu ngi ko ci gërëm bopp ñi nga xam ne ñooy liggéey président mais ngërmande li aussi dañ koy jëmale ci sénégalais wala ñi nga xam ne duñ sénégalais ak fépp fuñ mënti nekk ci àdduna bi. ba fii ñaata ngeen jot a dajale. waaw liñ jot a dajale man fi ma toll ni mënu ma la wax ne temps la peut-être damay wax nit ñi ñu dellu ci communiqué bi nga xam ne mujjoon nañ ko def pour wax situation xaalis bi collecte bi dafa nekk ci ay loxo yu bëri donc ñu ngi jël en contact avec ñooñ pour ñu jox ñu xaalis ak situation bi nga xam ne moom la ñu am su boobaa dinañ mën a wax ne globalement lii lañ am et aussi lii lañ ci fas yéene def. léegi nag xaalis bi ngeen dajale fu ngeen ko jëmee ndaxte njiitu réew mi ci boppam jël na dogal jël en charge ki nga xamante ne moo di SOD. koppar yooyu comme ni ñu ko waxee man damay fàttali ne sama bopp laay waxal man li ma jàpp sama xel bu gàtt mooy ne puisque xaalis dañ ko dajale ci turu SOD pour benn mbir mu leer mooy ñu faj ko xaalis boobu bu fekkee ne loolu li selon li nga xam ne nag yoonu réew mi permettre na ko ak li nga xam ne xel mun na ko nangu buñ fajee SOD ba nga xamee ne fajam bi mucc na ay damay fàttali ni que ne moom fajam bi nag dafa greffe la boo ñu la greffee fii ba 1 an wala lu ko ëpp mun na am yeneen da ngay soxla ay médicaments yoo xam ne dafa cher te am na yeneen situation yoo xam ne mën nga ci nekk buñ jëlee en compte loolu yëpp ba assuré ko supporté ko par ces frais là je pense que li des ci xaalis bi war nañ ko mën a jubale yóbbu ko ci yeneen problème yoo xam ne les Sénégalais comme SOD peut-être amuñ chance ñu jël seen tour siwal ko ci internet beeg ci rajo yi fu nekk ba nit ñi dugg ci waaye ils sont en train de vivre des situations similaires que SOD. ñi liggéey ci wàllu wér-gu-yaram te bànqaaso ci collectivités territoriales yi moo di agent de santé des collectivités territoriales tey jii ci suba dañoo liggéey ba mu yàgg ñu dakkal liggéey ba ay waxtu toog nañu ko fas wuñu xànc ak morom ma li tax ñu doxalee noonu mooy ndàmpaay loo xam ne warloo woon nañu ko ak ñoom ci liggéey bi ñu def ci xeex coronavirus bi la ñuy laaj ñoom liggéeykat yi nee nañu bu fekkee lijjanti wuñu seeni jafe-jafe ci ndoxtal weeru février danañu amal ab géréw ñu déglu Sidiya Ndiaye mooy président bu intersyndical gi leen jaboote ci téléphone Alaaji Njogu Jeen li nga xam ne mooy prime Covid xaar nañu depuis 6 mois ñu ngi xaar ñeneen ñi jot nañu seen prime te prime bi njiitu réew mi chef de l'État moo décidé dafa koy jox agence santé yëpp pour que ñun pour ndàmpaay pour que ñu gën a motiver ci xeex Covid bi parce que xam nga ne Covid bi nag ñun agence santé la ñu te ñun dañu confronté wu ci combat boobu parce que ñu bëri am nañu contracté sax maladie bi au nom de quoi ñuy tànn ñu def ku ma am ndey ku ma amul ndey ci gestion xaalis boobu te xaalis boobu fan la nekk kenn xamul fu xaalis bi nekk donc je crois que vraiment jot nañu régler problème bu ñu ko réglé woon nag ñun dañuy dellu ginnaaw na leer xooluñu ci Covid xooluñu ci leneen alal bi ñoo ko moom nañ ñu ko jox bu ñu ko joxulee nag danañu dem ba bu yem neex parce que grève bi du ñàkk parce que déposé nañu brève yi ñu ngi xaar 1 mois bi jot fii léegi fin du mois dana jot début février bi incha allah dañuy décréter mouvement d'humeur bi parce que dañuy yaakaar ne dañu bëgg a yëpp au moment où ñuy wax affaire fonction publique locale maanaam yemale ñëpp pour que véritablement agent collectivité territoriale yi nga xamante ne compétence santé compétence transférée la ñu jox ko collectivité locale te collectivité locale démembrement état la donc mënuñu nangu ñuy def xaj ak seen ci li nga xam ne ñun ñoo ko moom suñu alal la alal réew mi la war nañ ci leeral mbir mi ñu xam ne moo tax man ma ne bu dee dañ koo guux nañ ko goxee situation bi dafa laaj ñëpp concentré wu xeex mbas mi mais situation bi laajul ñuy indi ay provocation yoo xamante ne day tax personnel bi gën a démotivé parce que prime bi njiitu réew bi dafa ko instauré woon pour motiver personnel santé pour que ñoom ñu jàpp seen liggéey mais bu fekkente ne prime bi léegi nekk na léegi prime de la démotivation mais bu boobaa ñi ko def ñi nga xam ne ñoo def liggéey boobu dañuy war a assumer seen responsabilité devant les populations sénégalaises. RFM rajo askan wi. juróom-ñeenti fan ci tey jii étudiant Sénégal bu jigéen bi di Diary Sow réer ca France ay mbokkam di ko wër kilifa it muy ci wàllu diplomatie di police foofee ca moom la réew nekk ci wër gi ñu taxaw nag ci ab seetlu jëmee ci étudiants yi Sénégal yi nga xam ne dañuy réer bitim réew Maroc la ñu jëm la ñu ko fay dégg bariwul ndax bu amee kilifa yi dañ cee am taxawaay ba war ngir loolee du jëm kaw am déet ana nuñ cay taxawee ci seenu karange def nañu ci reportage foofee ca diwaanu Casablanca Khadim Mbaye. étudiante médecine fële ca ville ba naan Rabat Roqeya bokkul ci ñi nga xam ni dañuy faral di ñaxtu wax dëgg yàlla fii moom lépp jàmm amuñu benn jafe-jafe jëm ci suñu wàllu karange mu am néeg bu baax ci cité universitaire internationale cité bu bakkane loolu yamu ci Roqeya nee na ñi nga xam ne ñooy représentant diplomatique yi léegi-léegi ñu ñëw ba ci cité bi
xool ba xam moom mi ngi ci jàmmam déet. ku xam cité universitaire yu Maroc xam ni barado yoo xam ni dafa am karange te ñun sax léegi-léegi waa ambassade bi dañuy ñëw dañuy nemmeeku. bu fekkee Roqaya ak ñi mel ni ñoom ñu ngi ci seen affaire ndongo yi nga xam ne ñoo nekk ci école privée yi ñoom ci yan condition la ñu nekk. am naa fi ñetti at te maa ngi jàngee ci école privée yi booba tey mais li ma seetlu mooy amuñu kenn koo xamante ne ñi ngi xool fu ñuy dëkk ndax ñi ngi lekk ñi ngi naan. Jaara la tudd moom nee na bu sañoon kilifa yi nii la ñuy doxalee. buñ mënoon a jël ay résidences kër yoo xamante ne nii spécialement pour étudiants yi nekk ci privé yi dans tous les cas ñun dañuy fay fu ñu dëkk mën nañ koo fay suñu bopp loolu du problème mais pour gën ñoo mën a sécuriser. yooyu li xeetu doxalin am na sax ambassadeur yeneen réew yu nekk ci Maroc yu koy doxalee ak seeni étudiants kii dëggal lu ni mel di Lamine Ndiaye moom mi nga xam ni fii ci Maroc étudiants yu bare bari dañoo jàpp ni moom mooy seen grand frère. dëkk yu bari par exemple dañuy ñëw ñoom ñooy réglé ko seen quota maanaam ñooy naan étudiant yi ñoo war a dëkk fii ci cité yi étudiants yi ci quartier lañ jëm étudiants yi ci quartier aussi kilifa yi ñoo nekk maanaam seen gaar diggante étudiants yi ak bailleurs yi maanaam ñu luy appartement yi loolu tamit day permettre ñu xam étudiant bu nekk fa nga dëkk. fii nag ay étudiants yuy réer raar na fi loolu ñu koy gis ba tax sax kenn du ko waxtaanee Khady Mbaye Casablanca rajo Futurs Médias. RFM bitim réew. Alaaji Georges Diéti Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Ndiaye Diatta Ndiaye. comme Maroc la ñu jógee noonu mën nañoo sartaagal rek dem ba États-Unis. Maroc ba naaw kon. ay ci kon Donald Trump moom tey jii la war a tey ci àllarba ji nee nañu du Donald Trump. Mali nga bëgg ñu doore ko. Mali ay ci kon Georges demal Mali. moo di xibaar ga ba ca Mali moo di mission bu CEDEAO mission bi nga xamante ne mu ngi doon xayma transition ba jeexal nañ seen liggéey ñaari fan lañ def foofu ca Mali démb dajeeg kilifa yi ak ñi nga xamante ne ñoo di force vive yu Mali mission ba nag am na la mu rafetlu moo di lépp lu jëm ci wàllu processus transition waaye woo na ñëpp itam ñu waxtaan ngir jàmm sax foofu ca Mali Pape Mbaye Diaw. visite bi nga xamante ni mission CEDEAO amalan na ko fële ca Mali mu war na door ñaari fan daal dina jeex démb ci talaata ji ñoom nag bin pare daal dina ne xaatim benn communiqué ci communiqué boobu ñu ngi xamle rek ne gis nañ ne ay coppite yu wér am na ci ni nga xamante ni noonu la transition bi yuy doxee rawatina ni nga xamante ni noonu la nommé membre gouvernement bi ak conseil bi nga xamante ni mooy jiite transition bi waaye Goodluck Jonathan ak délégation bopp ñoom nee nañ jamono ji nag jéem teg nañ gouvernement bi conseil national pour le salut du peuple boobu dañ ko war a dissoudre mission CEDEAO boobu tamit mi ngi jaajëfal gouvernement Mali ci effort yi nga xamante ni def nañ ko jëm ci wàllum sécurité waaye tamit mi ngi leen di woo ñu teg benn feuille de route boo xamante ni dañ ciy wane ci yan yoon la ñuy jaar ba jamono ji transition bi ñu mën koo finaliser ba nga xamante ni dinañ respecter délai de transition bi nga xamante ni fukk ak juróom-ñetti weer lay doon mission bi tamit daal dinay insister ci ñu ubbi ay waxtaan boole ci ñëpp ngir ñu mën amal processus de transition boo xamante ni ci jàmm lay nekk mi ngi woote tamit gouvernement bi ak commission bopp ñu toog ubbi ay waxtaan ngir ñu defalaat seen sàttum réew moomu nga xamante ni moo di constitution bi li nga xamante ni moo jëm ci wàllum élection bi tamit waa CEDEAO ñu ngi woo waa Mali ñu jiima amal ay waxtaan boo xamante ni ñëpp ñoo ciy bokk Goodluck Jonathan ak délégation ñoom nag daal dina ni féddali ko le réew CEDEAO jëm ci gouvernement bu Mali ak peuple Mali. ginnaaw Mali Georges dañuy dem Centrafrique gis nañ ak cong goo xam ne def nañu koy nit yor seen i ngànnaay ñoo ko amal tey jii ci suba gi ca Bangui moo di capitale bu Centrafrique. noonee la demee ay sooxi fetel ca quartier bi di PK12 naka noonu itam ci pont PK9 ministre bu Centrafrique lépp bu yor lépp lu jëm ci wàllu biir réew maanaam ministre de l'intérieur dëggal cong yooyee nga xamante ne ay rebelle yi nga xamante ne dañoo bëgg président Faustin Archange Touadéra jóge fa te fan yi paas rek lañ ko falaat njiit réew waaye Henri Wanzet Lingi Sara leeral ni dañ leen mujjee repousser yooyee rebelle mu ne assaillant yooyu dañoo mujjee sax fàq ci ab tweet bi nga xamante ne premier ministre def na ko tey ci suba moom nee na ratissage yaa ngi wéy foofu ca Bangui. ñu dem ca États-Unis Donald Trump lu mu xewle. Donald Trump jamono ji ñi nga xam ne ñoo di démocrate yi ñoo ko fa bëgg a jëlee.
loole nag benn ci ay bés gannaaw violence yi amoon juróom benn fan ci weerug janvier te juróomi nit ñàkkee woon ci seen i bakkan ca Capitole ba ca Washington wat ba nag tey lay doon bu juróom-ñetti waxtu ci guddi jote suñu waxtu 20h GMT maanaam voilà ci acte d'accusation boobu dañ ko wote ca chambre des représentants boo mooy nag dana jàll waaye du tax moom mu jóge fa ca saasa ndax démocrates yi ñoom ñooy contrôler chambre basse ba am ay républicains yi leen cay jàppale ñeent fukkeel président ak juróom bu Amérique nag bu ni demee mooy doon kenn ki nga xamante ne bu njëkk ñu teg ab ndodam ñaari yoon ab mise en accusation jëmale ko ci congrès ba yóbbu ko ci congrès ba ngir destituer ko ki nga xamante ne nag moo di vice président ba di Mike Pence moom dafa écarté woon lépp lu jëm ci wàllu beneen menace bi nga xamante ne moom la ñu doon mandat ngir jeexal mandat bu Donald Trump moom dafa bañ tënku ci 25e amendement bu constitution bu Amérique 25e amendement boobu mënoon naa tax ñu démettre kii di président sortant ba moom Donald Trump coowal violence yooyu amoon ca Capitole ba ca Washington sax ca Canada moom am na ay internautes yi nga xamante ne ñu ngi jéem a jàppale ñi nga xamante ñooy def enquête ya ngir ñu teg loxo ñi nga xamante ne ñoom ñoo dugaloon seeni loxo ci yooyee émeute ca Washington ay bés gi ñu weesu Mamadou Aïcha Ndiaye. doomu Canada yu bëri nekk fii ci jamono ji di jàppale waa Amérique pour ñu jéem a ràññee ñi nga xam ne kii gisoon nañ leen ci biir capitalu Washington ñu doon toj ak a rajaxe jawriñ ji nga xam ne kii ñoom lañ dénk wàllu sécurité bi ak ñenn ñi nga xam ne kii ñoo di association yi boole nañu seeni doole ak seeni pexe ba dajale ay vidéo ak i photo yu bëri pour mën ci ràññee ñi nga xam ne kii li ñaari nationalité lënk moo di réewum Amérique ak réewum Canada ci li ñu bokk. am na ci sax ñenn ñoo xam ni kii jàppale nañ leen ba yoon mën a commencé enquête bi war leen a jàppal FBI ci réewum Amérique doomu Canada yu bëri nag ñaawlu nañ li nga xam ne kii moo am juróom benn fan ci weeru janvier fële ci Washington keroog bi nga xam ne kii ñenn ñaa ngi fexe dëggal fal gi nga xam ne kii fal nañ ko Joe Biden moo am doomi Amérique ak doomi Canada yoo xam ne yi gis nañ leen ñu dem jàppale ji woote googu Donald Trump woote woon ki doon jokkoo ak yéen fii ci Montréal Mamadou Aïssa Ndiaye rajo Futurs Médias. kon mu ngoog xibaaru bi ci réew jeex na. maa ngi lay gërëm bu baax a baax. wala bokk li ñu fi indi woon. ay sa jaan wàcc na jërëjëf. RFM Sport. bàkk ba jib na tàggat yaram gi lay yéene ñu ci dalal Cheikh Ahmed Tidiane Diagne Cheikh maa ngi lay nuyu. maa ngi dellu di la fay Mohamed. ay ci ñu ànd ak yow ci wàllu tàggat yaram gi doore ko ak lu ñeel weeru mars gii di ñëw ñi nga xamante ne ji ñoo di entraîneur yi yore ñaari club bëgg leen entraîner non yore club ak équipe nationale bëgg di leen entraîner maanaam ngarale gi daal day dakk. waaw day dakk loolu di dogal bi nga xamante ni xamoon nañ ko fédération sénégalaise bu football jël lu ni mel waaye si diggante bi dafa am di ci soppeeku ndax yenn ci ay entraîneur yi nga xamante ni dañu yore itam équipe nationale seeni club dañoo daal di qualifié ci compétition africaine yi moo di kii di Youssouf Dabo ànd seeg Teungueth FC daal di qualifié ci li nga xamante ni moo di phase de groupe Ligue des champions ak itam Malick Daf jekk ko lool ngir mën a qualifié ak moom itam ci li nga xamante ni daal moo di phase de groupe lii di coupe de la confédération ànd seeg Jaraaf bu Dakar ndax tey jii waruñoo mën a tey ci mbir mi daal bàyyi leen ñoom ñu daal di kon bokk doxal ba fileeg boobu nag ñuy daal di kon bokk pare ñu daal di jublu ci leneen loolu nag ki nga xamante ni moo di président association des entraîneurs de football di kii di Badara Sarr yëkkati na ci ay kàddu ñu déglu ko. fi football bi toll daal fi footballu muy Tëngéej muy Jaraaf nga xam ne ñu ngi ci compétition africaine yi waaw doon na ba baax trop tey jii ñu permettre entraîneurs yooyu muy Malick Daf wala Youssou Dabo ñu permettre leen ñu mën a continuer ak seen club parce que wax nañ ko léegi defe naa ni Sénégal gëj na toll fii ci footballu club bi c'est-à-dire dugg phase de poule Ligue des champions mun a nekk ci tour de cadrage aussi coupe CAF nga xamante ni lu ko desee mu Jaraaf lu ko desee mu dugg ci phase de poule yi benn match rek la léegi comme li ñuy wax mooy que pour kaaw Youssou Dabo defe naa ni comme sélection U20 bi peut-être amatul compétition ci période bi defe naa ni loolu du poser problème maintenant pour Malick Daf yaakaar nañ aussi U17 yi ñoom UFOA bi lañ doon xaar defe naa ni date bi repoussé waat nañ ko donc mun nañoo wax ni li fa nekk moo ko fa def parce que day jafe trop pour équipe yooyu ñu am ay entraîneurs yu bees wala aussi ñu jël adjoint yi fa nekkoon mais toujours am na loo xamante ni comme ñii ñoo ko fa def tamit
day naqaree dañu naqaree remplacer sur le coup. 12e gaynde di comité supporteru Sénégal ñoom nag fi mu toll nii la ñu bëgg moo di état bu Sénégal daal di gën a jàppale ñaari club yi nga xam te ne ñoo ñu teewal ci compétition africaine yi di Teungueth FC ak Jaraaf ndax dañoo jàpp ni Sénégal la ñuy daal di représenté rax ci doole yi tamit daal nañu rafetlu candidature kii di Augustin Senghor ngir daal di jiite lii di confédération africaine bu football di CAF ñoom sax dañoo daal di jël dogal daal ngir battre campagne dañ siy daal di déglu Issa Laye Diop yi nga xam te ni moom moo jiite kuréel googu. 12e gaynde Sénégal d'abord dafa ubbi benn bunt tudde ko plateforme de mobilisation de soutien ci jàppale Augustin Senghor bi nga xam ne moo bëgg nekk président CAF ci turu Sénégal mu nekk loo xam ne ni Sénégal yëpp a ko rafetlu ñu ne jox occasion Sénégal yi fu waay nekk ci réew mi ak ci bitim réew nga saisir occasion bi def sa signature wane ni yaa ngi jàppale Augustin Senghor ci projet bi mu nekk nii moo tax 12e gaynde di ci woo Sénégal yëpp waaye di ci woo Afrique ndax 12e gaynde dafa bokk ci réseau international francophone des supporters te ñooñu ñëpp dañu bëgg buñ paree ñu xam ni Augustin Senghor mooy candidat wu Afrique ndax dañu bëgg consensus am autour de sa personne te loolu lu am solo la moo tax 12e gaynde mu ciy oo waa Sénégal yëpp waaye ñu aussi profité ci occasion bi di rafetlu li nga xam ne moo am jàppale bi yéene bi nga xam ne Sénégal yëpp am nañ ko tey pour gis Jaraaf ak Teungueth yi nga xam ne ñoo ñu représenté ñu mën a dem fu sore te loolu nag occasion la boo xam ne dañ ciy profité lancé que appel à son excellence le président Macky Sall bi nga xam ne mooy premier 12e gaynde mu saisir opportunité bi recevoir club yooyu xam ni ñu xamal ko effectivement le football le sport en général impact socio-économique bi mu amee ci réew mi te loolu je pense que le président Macky Sall nekk na koo xam ne sportif bu passionné la bu mos a nekk toujours à côté des sportifs. Issa Laye Diop moo doon wax ni. war nañu wax nag lu njóobee ni def ci gaynde yi nag. war nañ koo lijjanti war nañ ko mën a lijjanti gaynde danay baax gaynde Njaay la daan sant. waaw dem bitim réew waxtaanee wàllu football ak trophée des champions tey jii max bu am doole ña ngi ko fay séntu. waaw diggante Paris Saint-Germain ak Monaco ak Olympique bu Marseille match bi nag nañ ko daal di amal ci bu 20h jotee diggante PSG ak ñii di waa Olympique bu Marseille lii di trophée des champions nag moo di jongante gi nga xamante ni day boole ñaari équipe yi jot a ràññee ko ci googule championnat foofu la ci France daanaka ci ubbati saison gu ne lañ ko daan kon bokk amal waaye ndax mbas bi ba mu ñëwee léegi nag si lañ ko daal di kon bokk bëtal ba indi ko ba tey jii ngir ñu daal ci sóobu ci Espagne ñoom itam danañ amal seen demi-finale super coupe tey jii ci ngoon ci bu 20h jotee diggante Real Sociedad lay daal di doon ak ñii di waa FC Barcelone ëllëg geneen demi-finale bi diggante Real Madrid lay daal di doon ak ñii di waa Atlético Bilbao ca Angleterre ñoom nag danañ daal di yeggali seen i jogante seen 18e journée tey jii ci ngoon ci bu 18h jotee diggante Manchester City ak Brighton match retard itam dañ ko daal di doxal niki tey jii ñeel 16e journée bi 20h15 diggante Aston Villa ak ñii di waa Tottenham féetee jamono gi si juróomeelu place bi jamono gi nag Manchester United moom moo daal di féetee ci place bu njëkk bi gannaaw ba mu amee ndam démb ci diggam ak ñi nga xam te ñu di waa Burnley ñoom nag fi ñu toll nii rawe nañu ñetti poñ ñii di waa Liverpool bu Sadio Mané ca Italie ñoom danañ amal itam ay jongante ñeel lii di coupe d'Italie 8e de finale ca lañ daal di toll 14h tey jii diggante Fiorentina ak Inter de Milan Empoli dana fekki Napoli bu Kalidou Koulibaly ca dëkkam ci bu 16h45 jotee 19h45 diggante Juventus de Turin lay daal di doon ak ñi di waa Genoa Ndiaye. maa ngi lay gërëm bu baax a baax Cheikh Ahmed Tidiane Diagne. jaajëf. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS Electronic Corp ak seen marque bi di Beko seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille Créole ñoo leen di may li ci yéenekaay yi. Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf ku ciy def garab goo gis rocci ko di nga mas a rocci garab gu am yi dëkk ubbi l'Observateur piscine party ba woon keroog ci Almadies jur na fitna juree ci tribunalum Dakar ne ñu jàppoon ci piscine party bi daf ci am benn xale bu jigéen boo xam ne baayam ku ñu xam la ci réew mi ne woon na fi sax ab ministre ci jamonoy parti socialiste moom xale bu jigéen boobee Canada la jóge woon ñëw Sénégal demoon bokki ci piscine party ba ñu leen jàppee ñu toll ci ñeen fukki nit ak juróom-ñaar démb ci la ñu leen defeere ñu waroon a jàkkaarloo ak procureur bi ndekete xale bu jigéen bi ñu leen jàppale woon di doomi ancien ministre socialiste bi dafa corona nee na ab avocat bi ñu leen yóbboo gendarmerie wax na ko enquêteur yi waaye faale wuñu ko l'Observateur nañu ni ko ab avocat xamee moo di bi ñu leen indee ci caavu tribunal ba fa la ko avocat fekk xale bu jigéen bi fa la ko xamale ne dafa corona laaj ab téléphone am ñu indil ko mu génnee ci résultat yi wane ne dafa corona yéenekaay bi nañu ci la avocat bi demee wax ceeg ñi mu ko war a wax ci la procureur bi santaane ñu jële leen ca caavu tribunalum Dakar yóbbu leen hôpital Fann defoo leen ay test l'Observateur nañu te yëf yi yamu rekk ci ñeen fukki nit ak juróom-ñaar yi ñu jàppoon ca piscine party ba ndax ba ñu leen
leen yóbboo ca kaaf bi tribunal ba fekk nañu fa ñeneen boo boolee ñeneen woon ca kaaf ba yépp ci ay détenu ñoo ngi toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñaar ñoo ñit bi ñu leen testé am na yeneeni cas coronavirus yu feeñ ci seen biir Les Échos nañu cas coronavirus boobee feeñ ci gone yi ñu jàppoon ca piscine party ba jur na jaaxle gu rëy démb ci tribunalum Dakar ndax ca ñañu jàpp da ci am kenn ku corona la tribune ko du kenn rek ñeenti ci ñoom ñoo corona mu des léegi nag ñi ñu amal contact doore ko ca gendarmerie ga ñu njëkkee ba ca tribunal gi ñu mujjee démb l'observateur ne ko détenu yamu newaloon ca kaaf ba ñoo ngi toll ci juróom-ñett fukki détenu ak ñaar ñoom ñëpp la ñu isolé ci hôpitalu Fann ñi ñu amal contact ñu seeteen leen ngir xam ba xam ndax jot nañu ci coronavirus bi am déet coronavirus bi ñàkk yi ci séntu ngir mu mënal ko dara journal Le Quotidien xëy nañu ci wax dara nee nañu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moo wax démb ne bu weesoo vaccin yi ñuy séntu ci initiative COVAX ñoo ngi waxtaan ak réewum Chine ngir amee ci moom lu toll ci 200 junniy doosi vaccin Abdoulaye Diouf Sarr leeral na it ne ba fi ñuy waxee ni amul benn ñàkk bu duggagum ci réew mi l'observateur nañu moom Diouf Sarr ministre de la santé moo dugal démb ci compte Twitter am ne réewum Chine may na réewum Sénégal doo vaccin yu toll ci 200 junniy dose vaccin yu Sinopharm ginnaaw bi ci la ñu retiré waat xibaar bi ci compte Twitter bu ministre bi source wa mel ne ku naan ñu li indi loole moo di réewum Chine dafa may Sénégal ay ñàkk yu toll ci 200 junniy ñàkk waaye kilifa yu réewum Sénégal yi nee nañu bala ñu koy jëfandikoo dañuy xam dëgg-dëgg ñàkk yooye ana lan lañu làmboo journal bi nañu la ciy ñuul nag moo di chinois yi maye ñàkk yi nangu ñu wax li tukkee ci essai clinique yi ñu doon def ci vaccin yi ay vaccin bu doon faj étudiant bii di Sadio Ousmane Diédhiou ñu ne président de la République Macky Sall pikir na ko yëral xët mu njëkk l'Observateur jiital COUD centre des œuvres universitaires bu Ndakaaru di Maguette Sène journal bi nee nañu moo joxe xibaar bi démb xam ne président de la République Macky Sall ci turu état bu Sénégal jël na dogalub mottalil étudiant bi li mu soxla ngir mën a dem faju ji téeméeri millions ak ñaar fukk la président nee na dina ko joxel téeméeri millions yi danañu ko yónnee hôpital ba mu war a fajoo ca Bordeaux ñaar fukki millions yi ñu dugal ko ci compte Sadio Ousmane Diédhiou mu doon ay frais de wajaasam l'Observateur dolli ñu ci ne docteur Ngom médecin bu ndem si yàlla Ousmane Tanor Dieng ak Cheikh Béthio Thioune moo ci dugal loxom bu baax a baax yëf yi 288 millions la waroon a doon docteur Ngom def ci pexe dox ci wax ci ba mu wàññeeku ba yegg ci 120 millions Sadio Ousmane Diédhiou yéenekaay bi nañu ab étudiant 8e année médecine la feebar bii ñu naan aplasie médullaire moo ko dal ñu dali ci beneen étudiant Sénégal bu ay mbiram xëy fës ci yéenekaay ñu xëyandool Libération nee nañu moo di Diary Sow mi réer ca France juróom-ñeenti fan ci tey yéenekaay bi xamal ñu ne ay mbokkam nee nañu ñoo ngi dundee yaakaar ba léegi ne seen doom joojee di Diary Sow yàlla sunu borom dina ko niitaat ba mu feeñ libé nañu waaye enquête ba ñu cey def nag fa ñu ko gën a jëmale jamono ji moo di moom Diary Sow fa mu nekk moo fa bàyyi boppam ñu bàyyi coow loolee te wax ci coow li am ci Dakar Dem Dikk ci diggante maître Moussa Diop ma ko jiite woon ak Boun Khatab Sylla ma ko fa wut Vox Populi bind ne ginnaaw kàdduy tuuma yi Boun Khatab Sylla yëkkati woon teg ko ci kaw ndoddal maître Moussa Diop weddi na ko ba tegalaat ko moom it yeneeni tuuma maître Moussa Diop nee na ba mu jugee ca Dakar Dem Dikk ak léegi ak noos ak ko gundaandaat ak ko ndaataata lax moo fa am maître Moussa Diop ne véhicule de fonction bi Boun Khatab Sylla di dawal 85 millions lay jar nee na Boun Khatab Sylla recruté na ca Dakar Dem Dikk ñaari sëriñ yoo xam ne ku ca nekk salaire directeur nga am.